boo déggee dajale rassemblement déjà doole dafay feeñ foofu doole boobu di feeñ nag dafay nekk loo xamante ne dafa war a jëmale kanam produit bi nga xamante ne moom lañ ñu jox mooy dañuy jàpp ne ndimbal la lu ñëw di jàppale jigéen ñi di jàppale jeunes yi kon ndimbal googu pour mu ñoŋ pour mën a jëral askan woowu yëpp day fekk ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk autour de ce produit ñu fexe fulaal ko faydaal ko mais approprié wu ko def ko suñu yëfi bopp ci loolu la ñu nekk moo waral ñu dajale OPIC yi nga xamante ne nano yi nekk département Thiès def ko benn fédération donc loolu bërki démb biñ koy sam xam nañ ne que ñun ñëpp xamante wuñu woon te ñoo bokkoon benn activité au niveau départemental déjà xamale boobu rek ak échange d'expérience bi war naa tax njëriñu faîtière bi ñu xam ne que lu mën a lawal lii ñu nekk la parce que bu nit day yëngu fële kee di yëngu fële lu bari dina mën a jaxasoo te doo xam noo koy jubbantee mais bu fekkee ne kii am na expérience bi traversé na ko yow boo ñëwee dalay wax ne man kat ba ma amee nangam fii laa jaar ba mu réglé kon déjà loolu rek bu doo yeboon ci foofu rek war naa tax ñu mën a ànd booloo aussi loolu boo ko xoolee day dimbali DER day fexe au lieu muy wax ak fukki nit mu wax ak benn nit boo xamante ne day dajale soxlay fukki nit yooyu ba pare donc loolu dafa am loo xamante ne dañoo am produit bu innové boo xamante ne vraiment ku nekk xam ne coono nga ñu daan daj ci buntu banque yi procédure administrative bu metti ay caution ak lu nekk nga xamante ne mën naa dépasser sax délai bi nga waroon a mën a sa activité am donc loolu aussi bu fekkee am nañu am crédit bu gaaw am sécurité am sutura ku nekk gis ci sa bopp ndax demagoo fenn foo xamante ne dañoo ñaxtu ne DER bi nangam lenn rek la ñuy demander mooy est-ce que mën nañoo am délai de paiement 2 mois moom la waa marché yi jooy te defe naa ne booy xool 24% ak 5% c'est sans commune mesure. toog bi day métti na ci man di man samay parents ay mag lañ ma ne man te toogaay bi man damay dem liggéey daal sama doole liggéey ñu naan ma dangay liggéey ma naan man damay bëgg a liggéey. man te garab ma dama bëggoon fa ma jël liggéey man de liggéey mu laa bëgg. mu naan ma liggéey nga bëgg ma naan mu naan waaw d'accord mu naan ma demal indi sa taabal toog fii nga xaar fii yàlla baax na ma jalti ñëw ma jindi sama taabal toog fii di daal sama dool may liggéey may taaba ba tuuti ba benn jour mu ñëw ci man mu naan ma fuuji dem ma naan mu naan am na benn financement bu gën bu ñuy wax DER te man te suma sañoon dama la ciy dugal ma naan ko ma jaar ci turam ma naan man te suma sañoon man ko ma jàppale laay bëgg a liggéey te man fi ma dëkk dafa sori maa ngi dëkk Bambourkat ma ñëw fii foofu laay ñibbi nii mu naan ma mu naan waaw ma naan ko d'accord mu naan ma waaw après dinaa la dugal. man commencement bi fe joxoon nañu ma 50 000 ma fay 50 000 yi ba ma fayee 50 000 yi ñu joxaan ma 75 000 mu fay 75 000 yi ñu joxaan ma 200 000 tey fay naa 200 000 yi ba dese 50 000 tey laa desel DER waaye ñoo ngi may jàppale nag waaye nag su ma sañoon ñu gën may jàppale su ma sañoon sax damay am magasin su ma amul magasin su ma amee bitik bëgg naa ndax liggéey rek moo ma ñor ndax moo ma gën a tàllal ndox ci mbedd moo ma gën a lépp ndax loolu dama ko jomba sax rus naa ko di ñëw dem di may di lii man jomb naa loolu man lu ma am sama ñàkk laa bëgg ñàkk ma dimbali sama bopp dimbali samay waajur ndax ma ne sama waajur rek moo ma ñor ma jàppale samay waajur loolu rek laa bëgg man liggéey rek moo ma ñor. dañu ñëwoon ci wàllum tournée bu ñuy def réunion de travail sax laa ko mën a tuddee boo xamante ni dañu ñëw Thiès tey jii pour xool li nga xamante ni dañ ko mettre en place muy benn faîtière mooy li nga xamante ni day regrouper organisation yu bare ci organisation yooyu sax ñu ngi ciy xaymal lu toll ci 325 tey jii association yu ci bokk di wax ni que dispositif bu rëy la pour jël en charge tey jii nanocrédit bi mooy li nga xamante ni état daf ko mettre en place à travers la DER/FJ pour jàppale si ndaw ñi jàppale si jigéen yi daf ko nag ci endroit yu stratégique di marché yi di quai de pêche yi endroit boo xamante ni activité économique bi jax na fa ñu ñëw teg fa nanocrédit bi loolu mooy lan pour faciliter crédit bi faciliter accès crédit bi jigéen ñeeg ndaw ñi permettre leen ñu mun a tout de suite sur la base am 10 000 entre 10 000 et 500 000 ñu mun a jël fay
jëlaat fay ak ñi nga xamante ni tamit ñi ngi ci buntu bi ñu mun leen xajal ñu dugg ndax ci fay bi tamit moo ñuy permettre ñu élargir base bi. di wax ni tey jii installé nañu faîtière bi muy faîtière bi njëkk a am nag. di wax ni que bëgg nañu exemple boobu ñu lawal ko Sénégal yëpp donc ñun dinañ ko topp dinañ ko dox di wax ni que nanocrédit du nanocrédit wu DER. jigéen ñi ñoo ko moom ndaw ñi ñoo ko moom donc appropriation bi ak responsabilisation bi dafa am solo loolu mooy lan mooy faîtière bi mooy tànn même ñi nga xamante ni ñoo yellool pour am nanocrédit bi loolu mooy wane ni que du ñun ñoo ko moom mais askan bee ko moom ñi ko yellool ñoo ko moom di wax ni que tamit am nañ ci yaakaar bu bare fi ñu toll nii boo xoolee ci région de Thiès 9 points nanocrédit ubbi nañ ko fi ci 71 yi am ci Sénégal yëpp di wax tamit ni que boo xoolee ci taux de remboursement bi li nga xamante ni gis nañ ko fii ci Thiès tey jii moo ëpp ci moyenne nationale bi tamit ñu rafetlu ko lool parce que loolu bu amee loolu mooy wane ni que dina am dañuy yombal buntu bi dinañ fexe tamit ñeneen tamit mun a dugg ci dispositif bi leneen li tamit mooy dañuy wax ni lii ci suñu liggéey la bokk du loo xamante ni financement la rek ndax DER dañu naan financement mais balaa ñuy wax financement dañu war a wax formalisation dañu war a wax structuration dañu war a wax formation avant financement di ñëw te financement bu ñëwee tamit boo xoolee dafa am suivi bu ci war a ànd tamit pour que mu am impact réel biñ ciy xaar wax nañ fi tamit ci taux d'intérêt bi ñu ne 5% dafa kawe ñu wax ni que boo xoolee ak mutuelle yi nga xamante ni tey jii li ñuy proposé ci seen produit ñoom ñi ngi toll ci 24% donc état mi ngi def lépp lu mu mun à travers le dispositif DER pour que prix bi pour que taux bi accessible donc lépp loo xamante ni état war na ko ci mën a defaat rek ci kàttanu yàlla dina ko ci def mais pour l'instant loolu mooy taux bi te dinañ ci gën a xuus dinañ ci gën a xool tamit nu muy kiyee wax nañ ñu fi aussi quelques problèmes yi am ci validation technique bi di wax ni que loolu c'est des problèmes techniques ndax tey jii nanocrédit bi wër na Sénégal yëpp donc demande yi dafay élevé loolu moo waral mais loolu yëpp tamit ñu ngi ciy taxaw di wax ni que DER équipe la boo xamante ni mi ngi partout ci Sénégal bi pour taxawu ñëpp ndaw ñi taxawu jigéen bi te xam ni nanocrédit bi tey jii pour produit bu important la boo xoolee sax chef de l'État daf ko dugal ci programme bu xëyu ndaw ñi parce que xam na ni accessible na xam nañ ni que rapide na xam nañ tamit ni que man loolu laa dégg naa ko fi ñu ne am na sutura tamit donc wax dëgg yàlla dañ ciy gën a taxawu ñun ñëpp jàppale si ñi ko yellool te mooy jigéen ñi ak ndaw ñi